kon jéegulu rek ci son bi lii ñu tax mu ñëwul woon kon ñu ngi si jéegulu bismillah kon ci xibaar yi gannaaw ba leen nuyoo soxna Safiatou Cissé dàmpale koog ndaje mi nga xam ni bànqaas bi toppatoo wala aj gi wate woon na ko suba tey jile doxoon seen diggante ak agence privée yi yëngatu ci wàllu wi dañ jàpp ne loolu yi ci ak fantasiro la mujjee kilifa yi nga ak agence yooyu li ñoo jël dogal kon daal di du mooy ndaje mi ngir ñaalu liggéeyu Abdou Aziz Kébé yemu ñu ci waaye dañuy sàkku si njiité réew Macky Sall mu jëlee ko ci bopp agence bi lu jëm ci xibaar bi dañ ci dellu siwaat ak suñu naatango ba ñu fa yebal di Moussa Sène gannaaw ba ñu ko tegee loxo démb Seydina Fall Bougazili ba fii mi ngi ci loxol gendarme yi ñu tëye donte la ay wakam kon dañooy jàpp ne loolu lu jaaduloo waaye ay kàddu ñu ngay jib ni député Guédiawaye ba woon bu deful ndànk kon daañu ko takkal ay bagaasam jébal ko procureur lu jëm sax ci xibaar bi ñu ngi ko topp lépp lu ciy tukkee incha allah daañu leen ko dëkkal ci suñu xibaaru ngoon gi. adduna gépp di yendoo màggal te ji ci alxames ji bëccëg bi ñu jagleel nappkat yi ak mbooleem liggéeykat yi yëngatu ci biir géej gi fii ci Sénégal bëccëg bi mi ngi am ci jamono ji nga xam ne boo demee fële ci diwaanu Caaro yi am na ci ay nappkat yoo xam dañu faa réer semaine yàlla ngi nii ñu ngi leen di wër waaye mën a guñ leen a teg bët seen i mbokk nekk ci am njàqare ba tax ñu profité ci bëccëg bi daal di sàkku ci kilifa yi ñu wàllu leen Baye Mor Ndiaye ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone Mamadou Dieye. xale yi day yëpp dëgg yàlla jàmbaar la ne mais doon sonn na ko wax dëgg yàlla waaw lu ne ñu ngi koy def ku ne xam ne ni géej amul bànqaas di jànkonteeg coono yu bari sedd bi machine yu xaw a doy waar gaal yu doy waar ci desit bu ñu ñëwee itam seen produit yi tamit dañuy am ay problème pour écouler ko waaw yooyu yëpp di si greffé wu li ci def mooy seen sécurité en haute mer parce que dañuy sori wax dëgg yàlla dañuy sori géej donc samedi passé rek ay xale dem nañ géej ba fii may wax dellu siinu à notre niveau bi ñu ko yëgee le lundi xale yi dem nañ seeti ñu seeti woon d'ailleurs benn gaal bi ñëwul ba fii may wax ki yow yéen ba am nañu teelu ba suubuwaat dem seeti ñooñu aussi dem nañ compte aussi fait buñ demee daal ñoo jàpp na ni war na ma mën a toog foofu ñaari fan ñetti fan di xool état bi aussi wax nañ ni commencé nañ ñoom seen recherche bii daal secrétaire général ministère bi ñëw na fi wax ni ci seen côté tant que localisé wuñu xale wala gisuñu xale yi recherche yi day continuer état bi ci li ñu wax vraiment yebaloon na vedette bi dem nañ xool ba léegi daal ñoom ci ñu wax nee nañu tant que xale yi gisuñu leen tant que xale yi localisé wuñu leen recherche yi du arrêté loolu daal lañu ministre bi am waaw xale yi vraiment consigne yi ñu leen jox des fois duñ ko respecté parce que même gilet de sauvetage yi man gis rarement laay gis ginay di ko sol rarement laay gis ginay di sol li si des bon li leen météo di wax la plupart du temps duñ ko respecté donc loolu tamit problème la yàlla mën naa dogal ñu gis leen yàlla mën naa dogal ñu gis leen yàlla mën parce que ay nit dem nañ géej ba tay am fa fukki fan feeñaat mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Baye Mor Gueye mu doon ay kàddu yoo xam mu ngi ko fesal ci jamono ji nga xam ni ñu ngi màggal tey ji bëccëg bi ñu jagleel lii di nappkat yi àdduna gépp di yendoo màggal tey ji ci alxames ji yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bëccëg yi tamit bi nga xam lañu jagleel télévision fii ci sunu gaal bu ñu tuddee télévision xel yi dem ci programme bi ñuy jël di ko dégtal askan wi doon télévision bokk na ci li ko tax a jóg moo di yëgle yeete ak divertir waaye dañu gis ne li ëpp ci programme télé yi théâtre la musique ak yeneen ak film lu jëm ci bés bi ak solo si nga xam ne ni am na ko xoxandong amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. alxemes ji tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weerub novembre moo di bés bu ñu jagleel lii di télévision ci àdduna wërngal këpp ñu proclamé ko ci ndaje mu yaa bi mbootaayu xeet yi amaloon fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub décembre atub 1996 bi le bés doon na ab occasion ngir ñu fàttale solos télévision mu bokk nag ci xarale yi gën a am doole ngir tasaare xam-xam ak xibaar télévision dina tax askan wi mën a yaatal seeni waxtaan ba ñu dégg leen fépp ci àdduna ji njeexintal bi mu am ci ndaw yi tax ba liggéeyam war a doon yar yeete ak feexal xol yi maanaam divertissement télévision dina tax itam réew yi yépp lëkkaloo nga mën a xam lu xew tuggal doonte sax génnoo sa réew ay nit ñu bokkul xeet wuute itam fi ñu dëkk mën na joxe seeni xalaat yu wuute te mu tàbb ci nopp ñépp waaye développement technologie nag tax ba télévision jànkonteel ay jafe-jafe ndax nit ñaa ngi liggéey di tasaare xam-xam ak ay xibaar waaye itam di seetaan ay vidéo ci yeneen support yu ci mel ni seeni téléphone wala bokk seeni tablette situation bi ni mel nag tax ba ñu bari seetaanatuñ télévision jamono jile ñu bari ci askan wi ñu ngi taataane seeni xibaar ci site yi ci seeni téléphone ak seen tablette gannaaw buñ jàppee ne yooyu lay xarale ñoo gën a gaaw ci joxem xibaar waaye loolee nag di indi jafe-jafe lu ñuy duppee fake news
news maanaam ay xibaar yu wërul ndaxte liggéey bi ñu war a amal ngir saytuwaat yi lay information li ci ëpp duñ ko amalee ni mu waree ñu nemmeeku it ne émission divertissement yi ñoo ëpp doole émission yi ñuy yare ndaw yi nag ñoom seeni tablette ak seeni téléphone moom la ñuy gën a utiliser que seetaan lii di télévision parents yi dañuy daal di jël ay dessin animé wala bokk ay jeu téléchargé ko ci seeni tablette ngir seeni xele mën caa fo waaye mbir mi ni mel nag am jeexintal ci yarum xele yi ndax ñu ci bëri lu ëpp ci seeni temps ñu ngi koy def ci ay jeu bàyyi à côté seeni leçon. jërëjëf Xoxaan Ndong ñu ngi lay sant di la gërëm dara doxatul ci hôpital régional bu nekkee fële ci diwaanu Ndar ñi di liggéeykat yi jaaratuñ taal ak seen kilifa yi lépp nag la gi ñu ne sàmmantuwul ak kàddoom lépp loo xam waxtaan nañ ko moom daanaka bañ a xaatim ko ci ab kay daanaka defu si dara ndaje nag mi ñu doon amal occasion liggéeykat ñu daal di dal ci kaw Abdoulaye Diouf Sarr mi ne lépp lu mu wax daanaka du ko def Moustapha Diop moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. sitting bi li ko waral tey mooy suñu ñaareelu jour boo xam ni nit ñi dañuy génn pour wane seen naqar ci hôpital bi ni muy doxee parce que li ñu gis mooy dafa am loo xam ni dañ ko seqoon ak direction muy protocole d'accord mais respecté wu ko te protocole bi li ci am mooy ñu mën di fay personnel bi seeni motivation seeni salaire ak seeni prime loolu personnel bi fi mu nekk fi ñu toll nii amel na juróomi weer personnel bi boo xam ne fayu leen ko ci ay prime de garde ak ay prime d'astreinte mooy ñiy fanaan ak yooyu médecin yi fanaan ak yooyu kenn fayu ko beneen bi mooy boo duggee ci service yi li ñu war a liggéeyee yëpp dara amu ci dara matu ci boo demee laboratoire réactif yi day manqué moo tax boo ñëwee bëgg a def analyse ñu ne la demal ci privé bi boo demee rajo mënoo def scanner mënoo def échographie te yooyu yëpp moo doon dugal recette te boo toogee lu yàgg recette dugul ça signifie que personnel bi li ñu leen war a fay duñu leen ko fay loolu moo indi coono yi nga xam ne nit ñi dañoo dem dañ ko muñ ba sonn mënuñu ko muñ après ñu leen nañ ko génn wax ko population bi ñu xam ko te ñun waxtaan nañ ak direction bi ay yoon bon bi ñu demee ba gis ni amul coppeeku ci li ñuy jàmbat moo taxoon ñu bind préavis de grève inspection nag woon nañ ñaari yoon mais directeur ñëwul ba convoqué nañ bi ci mujj mooy dem nañ xaar ko ba sonn ñëwul bon suba lañ ñu woowaat pour inspection pour xool nan la ñuy def pour régler le problème mais pour l'instant daal foofu lañ toll di wane suñu naqar beneen bi mooy aussi ministre de la santé bi mu fi ñëwee ñu xamal ko suñuy jàmbat waxoon na dinañ yónnee 76 millions pour directeur mi ci fay bor yi waaye boobu ba léegi non seulement gisuñu dara mais dañ ñëw jekki-jekki ñu ne ñu non promesse jot nañ kayit bu ne promesse boobu mënatuñ ko tenir ñun nag loolu xamuñu fan lañ ko teg ak fan la jógee donc loolu tam bëggoon nañ ci ay leeral ci loolu yëpp. Thierno Seyni Ndiaye moom mooy di njiital hôpital régional bu nekkee fële ci diwaanu Ndar dëggal ne dëgg la dañu amee jafe-jafe jamono ji ci wàllu koppar waaye daal la muy saako ci liggéeykat yi mooy ñu gën a góorgóorlu ba lépp loo xam ñàkkoon nañ ko ñu mën koy am ci diir bu gàtt Thierno Seyni Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. prévision yi ñu defoon ne loolu la ñu war a liggéey ba am ko ci koppar loolu la ñu am ko deuxièmement it charge personnel bi toll foon na xam ne dafa diis ci hôpital ndax ñaar fukk boo jël tey suñ ko amee fukk ak benn yi lu mu néew yëpp dañ koy fay personnel. recouvrement yi nga xam ne amee nañ ko ci biti ñu jàppale ñu it ñu jot ko ñaar li ci ëpp solo mooy liggéey bi ñu yokk ko ndax prévision yi nga xam ne tey moo am ci service yi ne tey dañu war a liggéey te suñu liggéeyee ci service nangam war nañu am ñaar fukk. soo liggéeyee ëllëg nga am ñaar fukk nga am juróom-ñett ñaar yooyu nga amul gàllankoor la ci kon tey jii ñu ngi waxtaan ak ñoom di seet yan solution la ñuy mën a am pour régler problème bi ndax équipement yi nga xam ne tey ñoo war a tax ñu mën a liggéey ñu ngi ci kër gi tey su jëmee ci bloc opératoire amul loo xam ne tey jii gàllankoor na liggéey bi soo jëmee tey ci laboratoire amul loo xam ne gàllankoor na ko ñu jëm ci liggéey bi soo jëmee ci rajo tey li nga gàllankoor mooy scanner bi te yaakaar nañu ne su neexee yàlla balaa dimanche yàlla saafara ko ndax benn pièce moo ci manqué mooy commandé table bi te pièce bi da suñu bàyyi seen ay kër 6 heures du matin fekk leen fi ñu ñëw yeewu rek ñu ne leen dañuy sitting bakk ay loxo dafay nekk gàllankoor jëm ci malati
te malade bi mooy ki nga xam ne tey moo tax ñoom ñu ne fii ñun ñu nekk fii bokk ko kon am na yoo xam ne xëy na war nañ ko mën a yëgale yóbbu ko ci nit ñi et ñun ñëpp ñu bokk am yërmande ci ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw di faju ndax suñu ay njaboot lañu te ñu war leen xool te jàppale leen. li wokk liggéeykat yi nekkee ci fële ci hôpital régional bu Ndar moo xuri hôpital de la Paix ba nekkee foofee ci diwaanu Ziguinchor ab taxawaay ñaxtu moom la fa liggéeykat yi doon amal ngir ñaawlu taxawaay seen kilifa yi la rawatina nag ci seen contrat yi Émile Badji Goudiaby ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. suñu problème fii mooy en dehors de kii problème bu ñu cité woon si plateforme yi mais il y a deux problèmes principaux yoo xam ne daal dañ ko bëgg a saafara. mooy problème contrat yi parce que dañu amoon 28 CDD ñu war a dem en CDI mais bu ñu tasee ak direction bi nee neen moom du mun a jël 28 di CDI moom 5 au départ mais dafa yokk encore 5 mu def 10 donc sur ces 10 là mu ne moom il peut pas que ça parce que loolu la mën a jël parce que sinon du mun a fay à la fin du mois ñooñu. Donc, à notre grande surprise, nous, en tant qu'intersyndical, nous acceptons d'ici, comme ça, au fur et à mesure, nous devons mais à notre grande surprise, nous attendons aussi une rencontre. Il doit prendre en charge 10, à moins 5 médecins, qui ont 200 000 francs l'âme. Donc, sur ces 200 000 francs, dañu calculer 200 000 francs sur les 6 yi 1 million la ñu war a fay weer bu nekk tandis que sur les 28 bu fekkee 28 yëpp 900 000 ou 900 000 et quelques la ñu fay weer bu nekk donc ça c'est déjà une contradiction de yoo xam ne daal France mu dañ ko noté ci kii bi comment direction bi. Deuxième point bi mooy IRM c'est-à-dire la prise en charge de ces médecins là ñun bañu ñu mu jël en charge kii bi mais. La façon dont il a expliqué dès le départ, moi, garde yoon pour mu jël kii bi. Et étant donné que, bon, suñu camarade l'a dit, les médecins qui sont là, ils n'ont pas de problème de salaire parce que ce qu'ils perçoivent, nous fait ici, dafa ëpp loo xam ne daal médecin fonction publique am ko sans compter les primes. Donc aujourd'hui, li ma lay wax nii, il faut le vérifier, ils sont là. À la fin du mois, s'il faut, bu fekkee dañ la yokkal 200 000 francs ñeneen ñi par exemple des spécialistes yi dañu am 1 million et quelques et ñeneen ñi dañu am plus de 900 000 ce qui est inadmissible comparé aux contractuels c'est-à-dire les paramédicaux ñoo xam ne daal dañu liggéey fii amuñu dara ñeneen dañu ñëw nii dem ñi bi parce que mënuñu toog kër ga noonu moo tax franchement loolu lañu xeex pour comme ça ci bi dañ injustice boobu dañ. ñu wax ci dogal bi nga xam ne di gouvernement bu Sénégal jël na ko rawatina njiital Macky Sall daal di tere kon lépp loo xam ne daanaka ak ñàkk set la ci biir réew mi rawatina fii ci diwaanu Ndakaaru képp daal koo xam ne jàpp nañ la ngay tuur ndox ci mbedd mi wala sax ngay dawal oto ak yeneen yu maanaam ngay raxas oto ak yeneen yu ni mel dana am ay daan yu saf-saf yoo xam ne des ko yëkkat teg ko ci sa kaw ndodd lu jëm nag ci mbir moomule Madani Si mi ndeyteefu Sénégal gi ëmb liggéeykat yëngatu ci wàllu nettoiement am na ci ab gis-gis gu mu ci am ñu teewlu ko ci micro Xoxandong. président dafa war a xam ni am na ay loi yu ko jiitu muy le code de l'hygiène mi ngi fii kenn waxu ci dara le code de l'environnement mi ngi fii le code des collectivités locales tout récemment am na loi bu ñu voté buy interdire les mbuus yi mais tey la mbuus yi gën a wulee ñaay ci dëkk bi ñun dafa mel ni ñay voté loi yi ñooy jalgati loi yi moom li mu bëgg mooy na dëkk bi set mais dëkk bi pour mu set il faut mu am ay mesures d'accompagnement ñun nee nañ ànd nañ ak président ci li mu wax waaye ànd ak président nag foog mu am ay mesures d'accompagnement mooy que balaa nga ne naam ne fa soo bëggee ay dëkkuwaay yu set soo bëggee ay liggéeykat yu kontaan da ngay fexe nga am ay jumtukaay yu baax nga am foo xam ne dañ fay këpp mbal mi ñu duñ ko lekk duñ ko naan duñ ko dugal ci suñuy poche mais balaa ngaa valoriser ordure mais valoriser li ñu ciy liggéey tey ku gis ñuy liggéey ci mbal mi da ngay yaakaar ne ay walaakaana lañ amuñu dara te li ñu gën a doy waar daaw budget bi 17 milliards la woon toog 20 mois di xaar pour ñu régler situation travailleurs yi ñu dégg ne assemblée nationale voté na budget 2020 UCG wàññi ko ba 12 milliards waaw ku mënul régler 17 milliards ci situation travailleur nga ne da nga koy yóbbu ci 12 milliards mooy wane ne am na benn coup d'état bu état bi nar a def ñun nag ay bëy lañu ku ñu bëgg a rende dinañu yuux ba ñëpp dégg ñu ci nañ ñuy déggee nag ay syndicats yu organisé lañu mbali mi ay jinne andi wuñu ko fi ay nit a ko fi andi te nit ñooñu aussi tamit am nañu ay part de responsabilité mais le premier responsable mooy état su bëggee dëkk bi set foog mu am ay mesures d'accompagnement. Sénégal fu ñu toll nii
doo fi nekk di maslaa ba ñu maasaale la il faut que ñu commencer dóoree def de la répression ñi nga xam ne ñooy këpp mbalit mi ci mbedd mi dara du leen ci fekk xoolal da ngay gis charrette bu yàpp mbalit en pleine rue fan la koy këpp ci mbedd mi la koy këpp du dem ba bës ba pare nga nekk nga ñëpp di ko gis ñëpp di seetaan donc dëkk bi dafa bëri maa tey. li ko dalee benn fan ci décembre lii di courant bi dina am ak yokkute mu doon nag loo xam ne ni askan wi ñu ngi koy ñaalu baax a baax ndax jamono ji du lekk maanaam añ ak reer rek dafa doon loo xam lu métti la ngir am ko fi ci Sénégal boo ci bëggee kon boole di fay courant bu seer xamuñu fan la ñu jëm Fatou Bintou Diouf jot na ci daje kon lenn ci askan wi ñu teewlu ko ci reportage. mujj nañ kaa dëggal ñay jëfandikoo wàllu courant ci jamono ji danañu jukki koppar su bëri ngir mën a fay courant lu toll ci 10% la ñu yokk ci njëgu électricité bi mu doon ab dogal ba nga xam ne gouvernement bu Sénégal ak commission de régulation du secteur de l'électricité ñoom ñoo kaa xaatim mu doon mesure ba nga xam ne daal di ko tàmbale ci ndorteelu weeru janvier 2020 li ni mel doy sëkk ngir askan wi wane seenub mer. man de am naa ci njàqare wax dëgg yàlla ndaxte li may fay ci courant su mu la ko waxoon tey jii kon buñ ko bëggee yokk ku koy yokk kooko dimbalewuma non nouvelle boobu nekkul nouvelle bi nga xam ne moom bu abordable bu wala nouvelle bi nga xam ne bu satisfaisante nouvelle bu négatif la boobu daal gouvernement ñun daal luñ koy ñaan bu baax a baax a baax a baax su fekkee ne dina wàññi 10% dina baax au lieu d'augmenter 10%. dëkk bi neexul liggéey yi demeewul noonu dañuy faraatu rek te frais yi tamit dafa bari trop su courant bi seeree day gën a doy waar courant moom suñu sañoon moom dañ koy wàññi bu baax sax. parce que man coiffeuse la mais sama place nii weer bi 42,200 la may indi courant waaw loolu métti na trop comme buy naree yokkute ma day métti. tailleur yi le ak coiffeur yi ñoom njàqare la ñu am ci li nga xam ne mooy dogal bu tukkee ci gouvernement bi le di yokkute njëgu électricité bi ñoom ñu ngi cay prox ndoll sax di joxoñ baaraamu tuuma tekk kaaralu syndicat yi waaye tamit association de défense des consommateurs gannaaw ba ñu lëkkaloowee ci jamono ji ak nguur gi. gëmuma leen parce que ñoom ku ci nekk xam naa di am na li nga sekk ak état bi ñoom yëpp gëmuma leen ñoom yëpp dafa am lu ñuy compal leen ci suuf ku ci nekk da nga koy jox dara. ñun ci réew mi la ñu bokk di def ci réew mi marché yi fii ngay gis koo xam ne da ngay fay juuti lundi ba dimanche nga koy fay. loolu courant bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo encore nga ne da nga koy yokk suñu kaw te yoon wàññi nga ko waroon a def loolu daf ñuy jaaxal. mu doon ab message ba nga xam ne ñoo ngi koy jébbal autorité yi consommateur électricité yi lee di sàkku ci nguurub Sénégal mu xoolaat bi lee dogal naka moyul ñoom la ñuy sàkku moo di ñu wàññi njëgu courant bi waaye nag bëggu ñoo dégg benn yoon wàllu yokkute. Sénégal wax dëgg yàlla gouvernement bi war nañoo mën a dimbale gestuñu. Cheikh Mohamed Ousseyn di mufti bu Jérusalem ak Palestine ñu ngi koy séenu Ndakaaru li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre jàpp benn fan ci weeru décembre ay tànkam daal mooy fekke si célébration di bés bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel Jérusalem comme capitalu Palestine te ñu gis na ñii di Israël kon ñu ngi ci teg loxo Sénégal tamit la ñu tànn kon ngir amal fi manifester bu ni mel lu tax nag Sénégal docteur Sahwat Ibrahima it moom mooy ambassadeur Palestine fii ci Sénégal am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. te ñoom nekk na lu rëy parce que dañu seetlu ne jamono bi jafe-jafe amee ci Palestine ba tey ci taarix maanaam ci histoire ñu koy nettali ba léegi Sénégal bokk na ci pays yi nga xam ne ñoo nekk grand défenseur du peuple palestinien Yasser Arafat la woon ba tey bon nag bu ñu toogee ba nga xam ne def nañu Jérusalem capitale bu religieuse capitale spirituelle capitale ak nu ñu ko mën a tuddee bu Palestine ñu ne dañ ko war a feete dañu war a def exposition boobu Sénégal bokk ci pays bi nga xam ne dafa nekk ngay pays défenseur pour la sécurité waaye pour le peuple ak umma islamique Palestine ñëw mu nangu ko président de la République bu Macky Sall nangu ko ne ko nañ ko feete fii ci Sénégal ñëw boobu dafa nekk ñëw bu am solo te kii ñëw nekkul nit ku tuuti mooy Mohamed Ousseyn Cheikh Mohamed Ousseyn mooy grand mufti de la Palestine bon autorité bi nga xam ne moo gën a kawe ci Palestine mooy ñëw ci Sénégal tey
féete si capitale boobu nga xam ne moom nañ def Jérusalem pour Palestine. fii ci bi dana wane ne Sénégal pays jullit la dana wane Sénégal pays la boo xam ne day jàppandal lépp loo xam ne ak néew doole bu ñuy def pression ci kaw Palestine. dana jàppale itam diggante relation Palestine ak Sénégal ak umma islamique bi gën a dëgër waaye dana wane itam Sénégal terre de paix la waaye terre la boo xam ne terre d'accueil la dafa ubbeeku ci monde extérieur képp ku fi mën a ñëw rek Sénégal dina la abrité jàppale la parce que politique boobu la ñuy doxal. loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci professeur Amadou Makhtar Fall kon moo doon wax ci turu ambassadeur bu Palestine fii ci Sénégal mbokk yi ci foofule kon ci la ñuy yëkkatee jotaay wi delloowaat kàddu gi soxna Safiatou Cissé su fekkente ne Safiatou mu may dégg rek ñu delloo ko kàddu gi soxna Safiatou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina Oumar Ba. ana lan moo gën a fës tey ci magazine bi. si bi lépp magazine Seydina Oumar Ba nar nañoo waxtaanee ab dossier économie boo xamante ne kii di Moudiaby Gassama amal na ko ñu nar see waxtaanee dette bi nga xamante ne maanaam bor bi nga xamante ne nguurub Sénégal am na ko bu toll si 7000 wala bu ëpp sax 7000 milliards de francs CFA nar nañ waxtaanee tey tamit wax nga ko si sa biir journal ne tey la ñuy màggal bés bi ñu jagleel wala bés bi ñuy màggal télévision tey ji nag Fatou Bintou Diouf amal na ab waxtaan bu yaa bu mu sekk ak kii di professeur Ibrahima Bakhoum bi lépp waxtaan nag ñu mën ko teewlu si bi lépp magazine kii di Pape Sané moom moo nekk suñu invité bi lépp magazine ñu nar see toftal tamit lii di revue de la presse di li yéen kay fës rëyee ñu nar si ànd ak Abdoulaye Bob. jaajëf soxna Safiatou Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokki loolu ci kanam tuuti lay doon yema ko itamit ñuy yëkkati jotaay wi kon ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi ci